mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñi suivre xalaatu bun xataab seen chronique ci la Teranga TV ak la Teranga point info tey jii ñi waxtaanee mbiri 94 milliards yi Ousmane Sonko jiiñ Mamadou Mamour Diallo ak ay nit dañ ko séddoo te mu waroon a dugg ci poosu réew mi jëm ci mbiri suuf ñi ne dañ ci ibbi lii di mbiri commission d'enquête parlementaire maanaam dañ ko yóbbu ci assemblée nationale. ñu ne sax maître Djibril War bokk ci APR moom def na proposition bi ngir ñu dugg ci commission boobu le waaw doon lu baax waaye Ousmane Sonko la mu njëkk a def laqatuwul te bañul ku ko enquête mooy dafa ne procureur plainte baa ngi ni nañ ko gëstu lijjanti ko lañ bët ko boobaak léegi procureur na pat kenn dégg ko ci dara mbiri Karim Wade déggoon nañ ñi ca procureur waxee woon mbiri Khalifa Sall ñu tuumaal ko lu ne ñu wax ko tam ko dëmm lu ne ñu def ko Aïda Ndiongue la même chose ak ñeneen lépp loo xam ne day dal ci ab opposant rek procureur day jug wax ci wax joo xam ne boo wax ci lu ëpp teg ci di napp nit ñi di leen dànkaafu naan ku ci wax ma def la nii ku ci waxee nii waaye lu mu war a wax mi ngi nii nag ndara ngi nii mooy mbiri Mamadou Mamour Diallo Ousmane Sonko bu doon ni li ñuy nëbb la ñu ne mais plainte lañ ko dóor li naan temps justice nag du temps presse bi du temps waxkat yi wax ngeen dëgg bii nag mooy li jot na. pourquoi commission d'enquête parlementaire procureur na pat pourquoi defuñu ko ci mbiri Khalifa Sall commission d'enquête parlementaire defuñu ko ci yeneen i dossier yu mel ne mbiri Mame Mbaye Niang ak 29 milliards yu Prodac Cheikh Omar Anne ca kuddu mbiri poste ak mbiri yeneen ba ci pétrole bi parce que di fàttali ni ci pétrole bi kii di Déthié Fall bu réew mi moom waxoon na nañ ci def commission d'enquête parlementaire ba jusqu'à présent Déthié Fall député la kenn nangu ci wax kenn yu ci yàbbi parce que boobu arrangé wu leen mën na am day dugg ci kër gu mu leen neexul gis seen fii commission d'enquête parlementaire boo xam ne Iba Der Thiam mos na ko def jëmee ci mbiri suuf foncier defaat na beneen jëmee ci mbiri patrimoine bâti de l'État lu jëm ci mbiri presse bi fiscalité bi ak xaalis bi ñu doon wax naan dañ koy baal yenn groupe de presse yi Iba Der Thiam waxoon ci ba tey jii ma ngay nelaw ki bokk ci ñoom nekkoon président groupe parlementaire di Moustapha Diakhaté mus na teg lu ci mel ne logement conventionné yi ak patrimoine bâti de l'État ba jusqu'à présent ma ngeen nelaw juróom benni at a ngi 6 ans commission d'enquête parlementaire amul ci assemblée nationale tey jii ñu ne nan woo Ousmane Sonko ci mbiri commission d'enquête parlementaire ci ay député yoo xam ne danoo far ñoom li leen nguur gi wax la ñuy wax li naan majorité mécanique am na ñu den sax majorité électronique boo xam ne nguur gi lan fa nekkal kon Ousmane Sonko moo yey ni duma leen wuy ji ndaxte ñi wuy ji bu doon ni dañuy def commission ba mu dugg ci néegu nguur gi ka def ñu ne ci nguur gi la bokk ñu siwal ko feeñal ko boobaa ñu ne maanu am na mais assemblée mësul wane maanu jëme ci opposition bi xanaa tey ji la ñeme débat ba ne débat ci parrainage nanguwul ba ne débat ci yeneen i sujets yu nanguwul même premier ministre bi ñëw dicté préparé lañ koy defal kon assemblée bi bu ñu yàpp commission d'enquête parlementaire ànd nañ ci mais la tax ay dossiers jiitu ci seen loxo ba léegi waxuñu ci ne dañuy patam-patamee bi bëgg a perturber lii di campagne Ousmane Sonko ci la loolu moom kenn mënu ko dindi mais Ousmane Sonko mat na mat gu tax mun leen du leen wuy ji parce que xam na leen tax xam na ñu mu ko seqal kon commission d'enquête parlementaire boobu safewul très honnêtement am naa respect bu rëy ci assemblée nationale mais safewul ndaxte bu doon dañuy def seen liggéey di ko teg ci yoon boo gisee ni gindee immunité parlementaire bu Khalifa ak ni ñuy traité opposition bi ci biir assemblée nationale groupe parlementaire yi ñu am benn groupe moo fa am te pourtant ci jamonoy Abdoulaye Wade ban demee ba xam ne groupe parlementaire mun nañ ko ñàkk da leen ko yombal pour màggal démocratie kon assemblée bu leen yabee ci ñoom la. beneen bi ci topp mooy Ousmane Sonko waxoon na fi député bu ne ñu ngi lay waaj a jox fukki millions neexale la ko. pourquoi boobu amul commission d'enquête parlementaire kon il est temps que ñu bàyyi xel ci yenn yi ñi jéem a naxee
teg ci Ousmane Sonko lu tax ma ni daf mel na moo gën a muus ñi ci nguur gi da ngay xool ñi ci nguur gi depuis quelque temps mbiri Ousmane Sonko rek la ñuy wax mbiri Ousmane Sonko rek la ñuy wax di ko gën a may promotion du ko gën a may code te politique bu la dee tudd rek yaa ngi am ndam ñu lay tudd ci lu bon wala ci baax nag mais yaa ngi am ndam kon ñoom ñu ngi koy may ndam fan yële passé lan lañ doon wax mooy nguur gi mi ngi inauguré fii inauguré fee occupé média yi occupé télé yi mu doonoon publicité bu baax ci nguur gi ba tax ñu naan li Macky liggéey xajul ci gaañe Ousmane dugal leen ci mbiri 94 milliards ñu topp cee wax ba fàtte ñoom la ñu liggéey waxatuñ ci bilan Macky Sall waxatuñ ci programme Macky Sall ñoom ñëpp seen bilan ak seen programme mooy Ousmane Sonko ba fàtte Idrissa Seck mi leen nar a sonal parce que jamono ji ñuy wax idée ngi liggéey mi ngi dem di récupérer yenn opposants yi mi ngi dem di waxtaan ak Khalifa mi ngi dem waxtaan te bu nu juumul ñëpp ci 525 am manko taxawu Sénégal ba ci PDS bi mu deful nànk Idi la ñuy jàppale. kon ñoom jamono ji ñuy topp ci waxi Ousmane Sonko di ko gën a may buzz di ko gën a may tur te mënatuñu tee mu doon candidat te Ousmane Sonko bu campagne bi door moom Macky Sall ñoo tolloo gëdd ci réew mi ndax ñoo ñëpp ay candidat lañ c'est-à-dire que bu campagne bi dooree il est présidentiable pourquoi muy ji assemblée nationale du ko def kon ñi koy woo dañuy caaxaan loolu laa gëm te ñi koy woo sa gëmuñu ko parce que commission d'enquête parlementaire mun na am 6 mois ba 1 an mooy dañuy guddal mbayum noor loolu olof yi wax maanaam di tardel nit ñi mbir mi comme li ñëpp wax bu ñu bëggee mu leer procureur sëñ Bassirou Gueye sama doom baay na woo Ousmane Sonko Ousmane leeral mais bu ci assemblée duggee ba nu dugg ci mbiri commission d'enquête parlementaire est-ce que procureur dina mën a wooteeti parce que du exécutif législatif ak judiciaire bi ku ne dafay demee cëggalu guyam kon jeu bii ñuy joué ñun nand nañ ko ñun duñu ay dof Sénégal amatul dof loo fi ne nag mais amatul dof teg ci benn mbir mooy dem na ba leen di waxloo waxi dof di leen waxloo di topp na waxi Ousmane Sonko ba di yàqal Macky Sall te xamuñu ko parce que wax ci Cissé Lo wax bu ma ci woon wax mais wax jooju lii yàqal Macky Sall ci ak Casamance mais heureusement des responsables de Ziguinchor am na le courage calmer le jeu parce que bu nangul woon wax ji mun na egg ci niveau bu ko kenn foogewul te boo xoolee Casamance peuple la boo xam danoo fier danoo gëm seen bopp am na nooy waxee ak ñoom rek bu la bëggoon jàppale dañuy bañ kon tollootuñ ci niveau kii rebelle la kii lii la mais buñ bàyyil waxi Ousmane Sonko gi dinañ wax ba mbëkk miir bi daanu te duñ xam fan lañ koy waxee ji kon mu doonoon xalaatu buñ xattaab sur la teranga point info mbokk yi ba beneen yoon incha allah ñi ñaan campagne jàmm